بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi nuyu mbokk yépp di leen ziyaara di leen baalu xaq ñaan borom subhaanahu wa taala boo leen jéggal di ndokkeel jullit ñépp ci teeru weeru tedd wi muy rabiul awwal di weer wi nga xamante ne ci la sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna ci zahir comme ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Hadj Malick Sy radiyallahu anhu waxee ci biir maanaam qasida bi ñu war a waxtaane insha allah lim naan rabiun wasana minhu shahirun bi aamil fii li yowman ba'da muni ne rabiu sana maanaam mooy sana minhu shahirun maanaam mooy ci weeru rabiul awwal ci la siiwee ci ne ci la gane àdduna moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi aamil fii li maanaam ci weeru ci at bi nga xamante ne moom moo siiwee at bu ñay wax te at mooma muy xew-xew boo xamante ne am na ci ba xew-xewu ñay wa amee ba ñu teg ci juróom fukki fan moom 50 jours après xew-xew boobu ci la gën a àdduna sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy ndokkeel jullit ñëpp ñu war a jàngat insha allah taala benn qasida boo xamante ne dañ ko woy ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo xamante ne Cheikh Seydi Alhaaji Malick Sy ibn Ousmane alayhima rahmat wa ridwanu rahman moo ko bind mu tudd riyu zamaan fi mawlidi sayyidi bani adnan sallallahu alayhi wa sallam muy qasida boo xamante ne dañ koo taamu ci guddi yi nga xamante ne ñoom ñooy guddi yi burdatul madih bi nga xamante ne li tax ñu taamu ko muy ne yenn esprit wu maanaam bi taxoon maanaam burda ñu koy def maanaam instauré ko teg ko mooy ni fukki guddi yi comme que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam par rapport ak gane àddunaam ñu bàyyi xel ne fukki guddi yi maanaam ñu gën a farlu ci di delluwaat ci di fàttaliku am njàngaleem di fàttaliku lépp loo xamante ne dafa aju ci moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw loolu comme que guddi yi loolu moom moo ci war ñu gisoon ne xasida bi nga xamante ne moom mooy alburda non seulement dafa am barke bu ci nekk boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wa radiya anhum ci ay génération yu bëree bëri ñu koy awonte di ko jàngale ci université yu mag yi nga xamante ne ñooy université diine yi di ko jàngale ci daara yu mag yi mu nekk kon loo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koo rafetlu ñu jëloon ko nag teg ko ci maanaam ci guddi yooyu di ko ci fàttalikoo bi nga xamante ne Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu ñëw na bu ñu xoolee gàmm moom bi mu njëkk a def comme ni ñu ko xamee bi mu koy def mook alxaaji rawaan rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoo ko defandoo woon keroog bañ koy def wàcc kaamil rek lañ def defuñu leneen kii dafa jàng xaaju kaw bi kii jàng xaaju suuf bi ci kaamilu alquran bi mu jeex defuñu leneen maanaam te loolu mooy esprit wu gàmm li nga xamante ne moom mooy xumbal yi bu dee mënef na ko tuddee noonu ak lépp loo xamante ne dafay wër-wërloo ci xeetu mbumbaay loolu bokkul ci gàmm
voilà maanaam fokk charte bi moom mooy ida lam yakun naxwal xaraami udul ala azdimu yowmal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udul loolu moom ci laamiya bi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu loolu la wax mooy ne na ngeen màggal gane àdduna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ngeen sàkku ci maanaam payu borom bi subhaanahu wa taala ngir ne lu rëy la fonk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggal ko ngir ne moom mooy symbole diine bi gën a mag te ku màggal symbole diine yi comme ni ko alquran waxe loolu ci ragal yàlla la bokk te dafa bokk ci mbir yi gën waaye nag ci charte mooy ne bu ci dara lu xaram rax wala luy nuru lu xaram rax na lépp tegu ci sunna voilà ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati voilà màggal gi ñu koy màggal ngir sunna bi Cheikh Ahmadou Bamba wax radiyallahu anhu loolu daf ñuy wommat jëme ñu àjjana mais il faut mu tegu ci sunna maanaam bañ a tegu rek tamit ci ñëpp a ngi koy def dinañ ko def bañ a tegu ci maanaam askan waa ngi koy def daan ko def bañ a tegu ci maanaam topp rek ne maanaam topp rek di def ci loo xamante ne xamul lu tax maanaam esprit bi il faut que mu taxawal te comme ni nga xamante ne noonu lañ ko fàttalee maanaam dañuy def fàttali gi ngir maanaam munaasaba bi dafa am solo te bu ñu xoolee li tax ñu tegoon ko burdu bi di ko def esprit boobu tey bu ñu xoolee jamono ji ni muy doxe dëgg-dëgg esprit boobu yëkkati ko nit ñi nag mën nañu wax ne Yonent bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam mais xaqiqatan bu ñu ko xoolee ak ni muy doxee dinañ gis ne waxuñu ne kenn defu ko ngir Yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam waaye ñi koy def te wax dëgg yàlla bu ñu xoolaatee ba ca biir gis ne dañ koy def rek parce que suñu sëriñ moo ko daan digle dañ koy def rek parce que mbooloo maa ngi koy def ñuy ànd ak ñoom di dafa ndoog ñoom comme ne loolu léegi daanaka moom mooy li ci ëpp te nag comme niñ ko fàttalee woon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ci xadis bu nekk ci sunan imam Abu Dawuda ne inna allaha yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha borom bi subhaanahu wa taala dana yebal ci bopp téeméeri at yu nekk koo xam te ne wala boog ñoo xamante ne dañ ko yeesalal diine ji segam ci mbiru diine ji maanaam ci boppam maanaam diine ji maanaam moom ci jëmmi boppam moo mel noonu waxuma ak loo xamante ne car la ci diine ji maanaam loo xamante ne ay boroomi xam-xam ay nitu yàlla ñoo ñëw ci ginnaaw gi xool gis ne lii rafetlu nañ ko tegal te bu ñu xoolee boobu ak léegi ñu commencé doon def burdu bi ak léegi def na téeméeri at te comme ni ñu ko fàttalee dafay yelloo ci génération bu nekk mu jël responsabilité mais mbir mi du ñu ko bàyyi muy doxee noo xamante ne day wuute ak dëgg-dëgg ni nga xamante ne loolu moom mooy ñi ko fi defoon te yàlla taxoon leen jóg yi maanaam bëgg nit ñi di dellu ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxoon leen jóg maanaam du ñu bàyyi muy dox ci yoon mu dul noonu maanaam faw ñu jëlaat flambeau bi maanaam faw ñu jëlaat ko loolu nag responsabilité képp kenn la ci génération maanaam bu bees bu ne te loolu kon moom moo tax ñu jàpp ne li nga xam ne mooy li gën mooy dellu si waat ci cosaan boobu dellu si waat ci fàttali googu donte day nekk loo xamante ne ñi nga xam ne dañuy faral di tàmm nekk ay altoppe wala nekk di def rek li parce que nit ñaa ngi koy def te yàgg dañ kaa def maanaam muy war a bousculer seen ay habitude maanaam aada yi maanaam ñooñu faw day nekk loo xamante ne da leen di heurter waaye nag loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li matuta bàyyi xel loolu mooy li nga xamante ne mooy li matuta bàyyi xel kon ñu gisoon ne aussi maanaam aussi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu tey bëriwaat na fu ñuy def burdu maanaam fukki fan yu mujj yu njëkk yi ci weeru gàmmu ginnaaw yàlla moom moo tax
te loolu nag moom bi muy bind téereem yi dëgg la dafa am maanaam pour ñun téere yi téere yu màgg la mais pour moom tax maanaam yéggul foofu mais nag loolu moom mooy dëgg-dëgg meloom jaam gi nga xamante ne moom la incarné comme ni mu ko waxee ci Taysiir bi abdun zalilun faqirun xaashi'un wajilun zu jaza'in asifun yallaahu maanaam loolu maanaam incarnation meloom jaam googu moo waral loolu bi muy proposé ne nañuy jàng burdu bi tamit dëgg-dëgg da ngay gis ne dafa amaale benn doosu maanaam wàcce boppam bu nekk ci biir ndax ne mënoon na ne man bind naa ay xasida yoo xamante ne comme bi mawlidi la ci jëmmi gane àdduna ak Yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mën naa ko proposer ñu toog jàngat ko mais def ko est-ce que jotul tamit ñun tamit beneen génération bi ñu wëlbati ko tamit au moins delloo ko njukkal ñun tamit maanaam def lu mel noonu donte loolu du objectif principal bi mais day nekk loo xamante ne day secondaire maanaam da ciy tegu te comme que jàngat yenent bi rek sallallahu alayhi wa sallam maanaam li ñu ci bëgg a wax mooy kese pas rek buy tekki dong te di woyofal mais biy tekki kese maanaam lu raxul dara segam jàngat kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko fàttaliku moo tax dëgg-dëgg xasida bi yelloo na ci beneen bi ci des tam moom mooy ne xasida bi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu yi mu ciy waxtaane maanaam bu ñu xoolee li nekk ci biir yépp ay fànni xam-xam yu bari dañ ci dugg ci yoo xamante ne dafa aju ci rawatina bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lu ci gën a màgg ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu def ko royukaay bàyyi ko xel ci mboolem mbir yi sallallahu alayhi wa sallam yeneen fànn yi nga xamante ne nag ñoom lay waxtaanee ci biir loolu maanaam luy delluwaat ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko xoolaatee xaqiiqatan dañuy gis ne moo burdu bi sorewuñ xasida bii nii ak burdu bi sorewuñ ci ay sujets yi ñu traité ndax waxtaane na li nga xamante ne moom moo aju ci bakkan ni muy bëggee di xiñtu rawatina relation yi nga xamante ne ñoo am ci diggante góor ñi ak jigéen ñi ak ñi nga xamante ne moom mooy mu teg ko exemple pour wan la nit ki bu bëggee sopp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ko war a natte et que relation maanaam bëgg goo bëgg gu ne bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gën a war a gën a féete kaw ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ci ay yow maanaam loo xamante ne sóobu la ci yoonu yàlla yoo xamante ne du ñàkk am na ci yoo xamante ne dinañ ko gis insha allah bokk na ci waxtaane na jikko ak melo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamante ne dafa comme bi mu ne zu xuluqin bayunin maanaam ne boroomi jikko la yoo xamante ne yu xóota xóota maanaam nga xamante ne jafe na loolu nga dem dabi ji benn ci jikko yi yenent bi amee sallallahu alayhi wa sallam maanaam nekk kon royukaay ci jikko yooyu bokk na ci yi nga xamante ne moom teg na ko wax na ko ci ak gane àddunaam ak ni nga xamante ne moom mooy ni mu révolutionné àdduna bi bokk na ci yi nga xamante ne waxtaane na ko ci biir mooy mu'jizaat yi yeneen di sallallahu alayhi wa sallam kéemtaan yu rëy yi nga xamante ne moom la def bokk na ci yi nga xamante ne waxtaane na ko ci biir mooy xare yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xare ak li nga xamante ne moom mooy alquran maanaam nan lañ ko saxale yooyu tamit waxtaane na ko ci bokk na ci yi mu waxtaane mooy
saxaaba yi radiyallahu anhum ni nga xamante ne noonu la ñu nekkee ñoo xam ne dañoo tegu ci yoonu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñoom tamit maanaam bu duuru nayyiraatin lañ comme ni mu ko waxee ay weer yu mat sëkk lañ ba pare yu leer a leer bokk na ci maanaam xiirtal gi mu xiirtal kon ñuy fonk di màggal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam at bu jot lañ koy def moo xam bis bu jot kii weer bu jot lañ koy def waxal wala bis bu jot lañ koy def maanaam ku nekk selon ay mënam maanaam ak niveau wam maanaam ñuy sax ci loolu kon bu ñu xoolee ba pare loolu moom mooy ci biir yooyu yëpp benn bu ci nekk léeg-léeg mu junjaale ci ay xeeti soobu win ci yoonu yàlla maanaam yoo xamante ne yu am solo la kon loolu yëpp day wane maanaam yelloo bi nga xam ne moom la yelloo ñu jàngal ko beneen mbir bi nga xamante ne dugal na ko ci moom Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu mooy xeetu balaaxa ji ak baat yi nga xamante ne maanaam daf koy leeral comme ni ñu koy gisee insha allah ne noonu loolu la wax maanaam muy leeral baat yi nga xam ne ay baat yu am solo la wala ay baat yoo xamante ne la léeg-léeg da ngay taseeg moom mu am ay maanaa yu bari lu ñu tuddee lafzul mushtarak maanaam usuli yuuna yi balaaxi yuuna yi ak ñeneen dañ koy faral di bàyyi xel loolu maanaam lafzul mushtarak al ishtiraak fi lafz mu am ay jeexital ci xam-xam yu bari rawatina ci fiqh maanaam ngir ne baat yi dañuy am benn baat boo xamante ne boo ko xoolee benn baat la waaye maanaa yi nga xamante ne ñoom ñoo ci làqu dafay bëri bu ñu xoolee tamit dinañ gis ne way wi nuuni ya la maanaam xaafiya bi nuuni ya la maanaam mooy lépp nuun la jeexee ba pare mu nekk nuuni ya boo xamante ne baxru bi waafir la maanaam baxru bi mooy métrique bi maanaam mooy façon ni muy tëggee mbir mi maanaam nuuni yi le fait que muy jeexe loolu moom la ñu tuddee xaafiya maanaam mooy fi way wi di jeexe mais bu ñu xoolee way wi ni muy dem maanaam mooy rim bi mooy nuuni ya muy métrique bi mooy baxru bi ni muy tëggoo mutafaa'ilan fa'ulan mutafaa'ilan fa'ulan maanaam loolu moom mooy noonu lay tëggoo voilà comme ni ko waykat bi waxee wa sha'ru waafiruha jamilun mutafaa'ilan fa'ulan maanaam kon way wi waafir dafa rafet li tax nag maanaam amaan na bokk na ci mbóot yi nekk ci mu taamu baax bu waafir daal di koy woye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne waafir mooy lu bëri te mat lu bëri te mat comme yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon fa man axada bi hazzin waafir naan al ulama warasatul anbiya wala naan nahnu ma'ashira al anbiya la nuwarrasu dinaran wala dirhaman innama nuwarrasu ilman fa man axadahu axada bi hazzin waafir waaw ñun yenent yi alayhi salaam kenn duñu donn dirham wala dinaar lépp luñ fi bàyyi sarax lenn rek lañ ñuy doon ne mooy xam-xam maanaam mooy ak liy wër-wërloo ci xam-xam ci ay jikko yu rafet ak ay xaal ak ay maqaamaat yi muy àndal képp koo xamante ne nag téye na ko téye na cër bu rëy te am solo mooy xam ne waafir maanaam boo xoolee baxru bi noonu la tudd maanaam muy ak junj ci ne booy topp maanaam sama way bi boo ko toppee
dana la jariñ lu bëri ak lu rëy ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam te boo comprendre maanaa yi loolu mënul ñàkk mu feesal sa xol sopp yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga ko waxee ci jeexital ba fa inna nazma yakfi zaati labib fa nazmi hifzuhu gawtu sujudi waaw te loolu boo seetloo Seydi Maalik Si radiyallahu anhu ci ay waxam lu néew lay waxee façon boobu voilà mooy way wi inna nazma way wi yakfi zaati labib day doy sëkk képp koo xam te ne boroom càkkutéef maanaam ñoom nitu yàlla yi nag bu ñu wax sàkkutéef xam nga nitu àdduna yi sooy wax sàkkutéef ñoom li ñuy xalaat rek mooy ay problème yoo am alal jooy wut nangam yooyu ñoom yooyu la ñuy wax mais nitu yàlla yi ñoom su ñuy wax sàkkutéef mooy yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy priorité ci càkkutéef yi après nag yeneen yi dañ ci topp mu ne yàgg fii zaati labin kon fa nazmi sama way yi hifzuhu mokkal ko sujudi maanaam mooy dañ faj aaj yi moo xam woy bii la wala yeneen mais ala kulli xaaleen woy bii moom kon ci la dugg ndax ci circonstance rek la ko waxee kon loolu moom mooy tegtale ne woy wi dafa nekk woy woo xamante ne dafa mata la dafa mata bàyyi xel mu tuddee ko nag riyu zam'an te tur bi day tegtale maanaa bi maanaam day tegtale dëgg-dëgg li ci ne ndax dafa ni riyu zam'an mooy mandi teg nandalu ba mandi mooy riy mooy ku mandi maanaam naan ba nga xam ne léegi na nga ne doy na léegi nag vraiment li ma am ci naan doy na ak zam'an mooy way mari ñi nga xamante ne maru xunduñ dalee na dal maanaam mooy mar bu tara ñoom la leen di nàndal ci lan mu ne fii mawlidi ci gën a àdduna sayyidi sangu bani Adnaan doomi Adnaan yi maanaam ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maamam bi nga xamante ne moom mooy bi gën a féete kaw te mu wóor ni kii maamama mooy Adnaan addit nizaaran ma addan man yujaawizu adnaanan fa takzibuhu qad jaa min al-alamin comme ni mu ko waxee ci xilaas daal radiyallahu anhu maanaam na nga lim kon addit nizaaran ginnaaw nizaar ma add mooy maama mooy adnaan képp ku weesu foofu nag ki la weddiloo dikkee na maanaam weddi gi ñu weddi ne la nga wax amul maanaam dafa dikkee ca kañu xam ka nag ñu bëri dañ jàpp ne yenente bi la sallallahu alayhi wasallam waaye li gën a sax mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud la radiyallahu anhu ndax moom moo wax loolu maanaam xadis bu wax loolu Seydina Abdullah ibn Mas'ud la yam radiyallahu anhu saxul ne yenente bi wax na ko sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne ca kañu xam ka ne moo ko waxoon voilà qad jaa min al-alami Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu asilam bi kon dañ koy tàmbali insha allah di def tamit maanaam di jaare ñi nga xam ne moom mooy sunna ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xam yu mag yi di nit yàlla yu sell yi cheikh bi moo koy fàttali démb ne askan warul réer koo xamante ne day comme li imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah waxam ne al isnaadu min ad-diini wa lawla al-isnaad la qaala man sha'a ma sha'a maanaam cëslaay di jëlee dara di dellu si cëslaay li loolu daa bokk ci diine ndax moom mooy kahraba maanaam mooy courant bi nga xamante ne moom mooy relier ñu njëkk ñi ci ñu mujj ñi te à travers loolu ci la diine ji ak xam-xam bi xataa tariqa yi ñuy jël ci lay jaaree di jógee ci génération ba dem ba ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam maanaam loolu mooy li nga xamante ne maanaam du ñàkk kon ci ñi nga xamante ne ñun lañu soloowee lañ jëlee xasida bii ñu
defal ñu ci ijaaza mooy mbooloo lañ bokk na ci yoon bi ñu ko jëlee mooy yoonu waa kër Demba Bunna sëñ Pape Makhtar Kébé ak sëñ Mor ñoom ñaar ñu jële ko ci maam Abdou Aziz Sy Cheikh Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh radiyallahu ta'ala anhu moom mu jële ko ci ñaari sëriñam mooy Thierno Saïd Nourou ak Serigne Babacar Sy ñoom ñaar ñu jële ko ci Cheikh Alhaji Malick Sy radiyallahu anhu doonte ci Alhaji Abdou Aziz Sy jëlee na ko directement ci Alhaji Malick radiyallahu loolu benn yoon la am na beneen yoon boo xamante ne sëñ Mouhamadul Mansour Niang moom moo ko jëlee ci maam Abdoul Aziz Niang mooy Abdou Fatih Niang moom mu jëlee ko ci Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala maanaam Abdou Fatih Niang ak Alaaji Mansour Cheikh Hadji Mouhamadul Mansour ñoom ñaar ñu jëlee ko ci Alaaji Malick radiyallahu ta'ala am na beneen yoon sëñ Mouhamadou Moustapha Ndiaye jëlee ko ci Mouhamadul Mukhtar sëñ Mouhamadou Mukhtar Ndiaye mu jële ko ci Cheikh Hadji Mouhamadul Mansour ak baayam sëñ Samba Khoudia Ndiaye ñoom ñaar ñu jële ko Cheikh Hadji Malick radiyallahu ta'ala am na yoonu Alaaji Tafsir Sakho mu jële ko ci maam Cheikh Hadji Ibrahima Sakho mu jële ko ci Baye Elimane Sakho mu jële ko Cheikh Hadji Malick maanaam yoon boobu tamit li mu jagoo mooy yoonu waa kër Baye Elimane la voilà Baye Elimane Sakho ñoom kon li tax ñu koy wax nag ñu koy fàttali maanaam ngir ne dañuy bëgg di dundal daa iman sunna bi nga xamante ne dañ ko bàyyi ci suñu jamono yi ak suñu maas yi maanaam di ko dundal parce que su dee amul kenn ku koy def bu dul kenn yittiwoowul loolu wàllu googu kon mbir mi day maanaam mbir mi mën naa sax ci téere yi waaye day réer ci càllala yi te loolu nag dafa bokk ci diine qad xussatil ummatu bil isnaadi wa huwa min ad-diini bila tardaadi comme li imam Suyuti wax rahimahullah diine di dañ koo jagleel càllale amul benn wax ci yeneen yi alayhi salaatu wasalaam koo xamante ne ay waxam dafa jokkaloo maanaam ña ko topp comme tey buñ nee yahudi wala nasaraan yi seen benn wax xattaa ci càllale bu wérul sax bu yegg ba ci ab yenent ku mel ne yent yàlla Isa wala yent yàlla Muusa sa salaam wala yooyu loolu ñoom suñ ko amoon dinañ ko puukariwu bu baax waaye ñoom amuñu loolu ñun nag ñoo yàlla jagleel ñun xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà comme li Cheikh Hadj Malick bi wax ci biir fa nahmaduhu wa nashkuruhu dawama waaw ak alayna alhamda hamdan qarra'ina maanaam ñun loolu daf ñoo yelloo ñu sant yàlla ngir yàlla jagleel gi ñu jagleel yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may gim ñu may ci barkeem ci moom ñu lan ñuy am li nga xamante ne mooy bépp wax bu ñu yëkkati muy alquran muy waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ ko topp maanaam ba mu yegg ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te it waxu borom xam bu ne noonu la def loolu nag du loo xamante ne dañ ko war di sàggane dañ ko war a bàyyi xel kon maanaam bu ñuy wax ci tàmbaliwaat daa iman dañ naan xaala bil isnaadi muttasil fi awalil kitaabi ilayhi maanaam mooy ci càllale gu jokkoo googu ñu waxoon ci tàmbale gi ba ci moom nii la wax te xam ngeen ni loolu teranga bu rëy la maanaam mën a jël sa tur teg mbir mi dem ba nga ni nitu yàlla bu màgg sàngam nee na nangam wala borom xam bu màgg sàngam nee na nangam wala yeneen bi saa saa nee na nangam loolu teranga bu rëy la kon moom mu ne maanaam ci càllale mu ne bismillahi rahmaani rahim maam daf ko wutal xasida bi ni mu ko bindee melul comme ni ñu bindee yeneen xasida yi te loolu dinañ ko leeral dinañ ko wax léegi ci waxi boppam radiyallahu taala anhu wartaahu an nabi mu ne bismillahi ci turu yàlla lay tàmbale arrahmaani mooy aji fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki yaatu yërmande alhamdu dëgg-dëgg sant ga burul yàlla santoon boppam ca asal balaa dara mindi fi di am alhamdu mboolem xaaji cant yi alhamdu jëmmi sant yëpp lillaahi aji sax la ñeer buur yàlla xaqa hamdihi dëgg na mu yelloowee cant gi maanaam borom bi subhaanahu wa taala dëgg ni mu yelloowee cant gi sant boobu lañ koy sant
maanaam yàlla moom moo santal boppam ngir xam ne ñun mënuñu ko sant moom mu santal boppam cant gi ba pare wëlbatiku wàccee ñu sant googu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla bu la defaloon mboolem xéewal boo nee alhamdulilah la mu la jox moo ëpp doole jëmmi xéewal yam la joxoon ba nga ne alhamdulilah maanaam moo ko ëpp doole. wasalaatu julli wasalaamu ak sëlmal ala xayri xalqihi yàlla nekk ci gën di mbindeefam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ak ñoñom wa sahaabi ak sahabaam alladina ñi nga xam ne baayaxu ñoo jaayanteeg moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li rabbihi ngir boromam maanaam ndax saxaaba yi radiyallahu anhu faw dañ leen ciy boole comme ni nga xam ne dinañ ko gis ci biir xasida bi mu wax ko moom ci boppam radiyallahu taala anhu wa ta'ala bihi wa baadu ginnaaw loolu fa haadihi gis nga xasida bi mawlidi yàlla maanaam mooy liñ doon wax léegi maanaam xasida la goo xamante ne dañ koo taalif ngir yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy fàttali ñu ciy fàttali ko ganek àddunaam maanaam kon amul benn lenn lu gën a yelloo ñu jàngat ko rawatina ci guddi yi ñu ne ndax mawlidi yàlla ja'alahu yàlla na ko def allahu bur yàlla minal af'ali ci jëfi almardiya ya gërëmu ya maanaam mu ngi ñaan yàlla def ko mu bokk ci lu gërëmu te loolu lu am solo la képp koo xamante ne dafa am looy def nga tuddee ko jaamu yàlla maanaam li nga xam ne moo war a nekk li nga war a jëkk bàyyi xel moom mooy ne yàlla ku na ko yàlla gërëm maanaam yàlla kontaan ci su ci yàlla kontaan yi bi baax na su ci kontaanul nag effort yi ngi ciy def yëpp haba am mansuura la rek maanaam mooy ngelaw poussière bu naaw la bariwul njariñ ki ko bind nag mooy lil abdi ñeel jàmb alfaqiir ki nga xamante ne dafa ñàkk maanaam dafa wane dafa melowoo ñàkk maanaam mooy jaam ki nga xam ne daa melowoo ñàkk latafa yàlla na ñeewante wala yàlla na lewet bi ci moom mawlaahu buuru boroomam kilifaam alqadir kay boroom kattan ku kawe ka boroom ki nga xam ne moom mooy boroom kattan ki boroom sañ-sañ bi alqadir mooy boroom sañ-sañ bi maanaam kon moom présenté wu na en tant que koo xamante ne dafa jaam la boo xam ne dafa ñàkk comme ni ñu ko gisee woon maanaam ci ni mu waxee ci Taysir abdun faqirun zalilun maanaam suufee doyee xaashi'un ba pare mokk ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala wajilun boroomu jàq la zu jaza'in maanaam faf sax boroomu maanaam ñàkk doole ñàkk kattan maanaam amul benn valeur ci kanamu yàlla aasifun koo xamante ne mi ngi am jàq tiis yaakaaram tas ci lépp ba mu des ci yàlla voilà te loolu day wane li nga xamante ne noonu la nekkee nit ku wàcce boppam jaam bu te loolu mooy incarnation jaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam noonu la meloon ni'mal mawla eskay bi kilifa wa ni'mal nasir te eskay bi dimbala kaw kii di dimbalaate mooy yàlla kii ko kooku nag mooy alxaaji Malik ibnul faqih boroom di doomi boroom xam-xamu fiq bu mag bi Ousmane Seydina Ousmane taaba yàlla na nangu tuub alayhima ci ñoom ñaar ñëpp wa alal jamii ak ci mboolem seen arrahman maanaam buur yàlla bi yëkkati fees dellu ci yërmande maanaam yàlla na yàlla delloo si ko nangu tuubam maanaam moom ak ñi nga xamante ne ñooy mboolem jullit ñi rek mu ne kon sammaytuhaa tuddee naa xasida bi riyu zam'aan nandalu maanaam ak mandilu ki nga xam ne mooy aji margi fii mawlidi ci gane àdduna ak sayyidi sangu bani Adnaan di doomi waa Adnaan fii nag muy wax benn mbir boo xam ne daf ko def te nuróowul ak yeneen woy yi xasida bi dafa am spécificité boo xamante ne maanaam presque maanaam miinuñu ko ci xasida ci woy dafa am spécificité bu mag a mag looloo tax mu souligner ko sinon comme ni ñu waxoon ci tàmbali gi xasida bi li mu am ci spécificité bëri na maanaam li mu am ci ay buntu yu mu dugg ak njàngale yu mu dugg bëri nañ mais sauf que bii spécificité la boo xamante ne miinuñu ko ci yeneen way yi moo tax mu préciser ko mu ne wa karartu damaa baamu fiihaa ci xasida bi alfaazan ay kàddu yoo xam ne mustarikatun dañoo bokkaale
maanaam kàddu gu bokkaale mooy lan mooy baat boo xamante ne day mën a tekki benn mbir ba pare mën a tekki leneen ci biir loolu nag am na yoo xamante ne ñooñu la ñuy tuddee al abdodaad maanaam dafa lu ñu am maanaam al abdodaad mooy yi nga xamante ne dañoo maanaam paaka ñaari boor lañ maanaam dañuy mën a féete fii mën a féete fee maanaam mooy mbir mi ak contraire am day mën a tekki dara ba pare mën a tekki contraire bi boo xoolee lafzul mushtarak par exemple tey mooy tey par exemple buñ nee masalan ci wolof sax am na ko wolof am na ko comme tey par exemple buñ nee fay fay day tekki fay taal fay làmp day tekki fay ma sama xaalis fay ma sama bor fay day tekki tamit abandon de domicile conjugal maanaam jigéen ci dafa fay maanaam yooyu loolu la ñuy wax lafzul mushtarak voilà bu dee ak daat yi nag ñooñu ci biir lafzul mushtarak lañ bokk maanaam benn partie bu spécifique la ci mooy ñi nga xamante ne dañuy firi dara ba pare mën a firi seen contraire te dinañ ko gis ci xasida bi tamit mu ne loolu li tax ma def ko mooy li ziyaadati ngir yokku nafal njariñal al mubtadi ina ñay tàmbali ci xam-xam ñi nga xam ne dañoo yittewoo xam-xam di tàmbali maanaam dañuy gis ne dafa suuraale classe yëpp wa tazkiratan mu nekk al fàttalik al muntahina ñi nga xam te ne dañoo dañoo daytal maanaam dañoo dem ba ca jeexitalu xam-xam maanaam doctorat yi quoi wala jàng nañ def nañ am nañ seen doctorat pare na ñooñu dama leen di fàttali xaqiqatan même ñooñu dinañ ci jànge wajaaltu te def naa alayha ci xasida bi taaliqan ak tor maanaam moom ci boppam moo ko def te loolu lu raar la maanaam moom moo bind xasida bi mais explication yi nekk ci xasida bi moom ci boppam moo ko def naam am na am na depuis ay 2011 am na benn téere buñ ci bind boo xam ne ñu ngi tudd Ka'sul Malaan fii Rayu Zamaan maanaam boo xamante ne Cheikh Mouhamed Saïd Ba moo ko bind xafizahullah taala mu nekk borom xam-xam boo xamante ne ku xool téere mi rawatina sharx bi mu def ci Xilaas Zahab ak xasida boobu noonu di nga gis ne kii vraiment borom xam-xam la maanaam vrai borom xam-xam la te it yitte bi mu def ci mbir mi voilà nekk koo xamante ne vraiment ku ci def yitte la te def ko sharxa bu rafet mais moom rek lañ xam ci koo xamante ne bind na sharxa ci xasida bi mu ne wa kon def naa ko boo xamante ne kon man ci boppam maa def ci suuf ay explication yiy leeral mooy taaliq mooy luy leeral maanaam dangay gis ne kon taaliq fii bokkut ak waa xadis yi doon wax taaliqan maanaam ñoom waroo ko xadis yi bu ñu wax taaliqan li ñuy ciy jublu mooy wax ji dafa am fu mu ñu daggee ci càllale gi ci jëm ci kaw voilà mu ne yu fassiru boo xam ne day firi al alfaza kàddu yi al xariba yi tumranke yi nafaa yàlla dàqe allah bur yàlla bi haa ci moom mi an naa wëllif ñu ak tuhumata tuuma war riibata ak déng-déng ak def-def la kon nag boo gisee nag xasida bi ma koy bind aussi baat yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk moo tamit dan mañ ciy nekk ak sukkandikoo alal qaamus ci li ñu al qaamus mooy al qaamusul muhit bu al imam al fayruz abadi rahimahullahu taala maanaam boo xool al fayruz abadi ñoom indien lañ indien pakistanais moom moo bind qaamus bu mag bi ci arab maanaam dictionnaire bu mag bi nga xam ne moom mooy delluwaay bi ci arab moom maanaam ab indien moo ko bind xam nga loolu day wane mi nga xamante ne noonu la diine ji nekkee lu universel wa sharhu ak sharha bi nga xamante ne moom mooy taajul arus maanaam boobu tamit ngàndam téere la parce que dina dictionnaire bi la jël yaatal ko maanaam bind ci taajul arus lu ëpp 200,000 madda mi ngi ci maanaam 200,000 radical ñu ngi ci téere boobu maanaam radical bi après radical bi moom mooy am mu après nag mu commencé génne déclinaison yi ci biir radical boobu di ko firi leeral maanaam baat yi
moo tax téere la boo xamante ne bu yelloo delloo la ci bépp baat bu la jaaxal boobu ki ko bind mooy imam Murtada Zabidi rahimahullahu taala mooy boroom alfiyatu sanad ak yooyu voilà maanaam moom moo bind boobu ba pare bind na moom tamit moo bind Sharh Ihya Ulumuddin bu imam Ghazali bi rahimahullah même nit ki la moo ko bind téere yi nganda la maanaam yooyu lay bind maanaam moom presque maanaam mën nañ sax ne maanaam ay double encyclopédie la ñu doon parce que nii la ñuy toll maanaam boo ko tegee te moom aussi origine am indien la boo xamante ne Yaman la nekkoon finalement Yaman la dëkkoon maanaam tamit loolu tamit beneen mbir la bu yéeme wa lisaanul arab mooy bu imam al-Hafiz imam Ibnul Manzur rahimahullah taala moo bind téere boobu di lisaanul arab moom tamit dictionnaire bu mag la bu am solo donte yéggul ci degré yi kii Taajul Arus bi wal Misbaaxul Muniir al Misbaaxul Muniir téere la boo xam ne dafa dajale 70 téere ci naxwu balaaxa luga voilà boo xam te ne Ahmad bin Muhammad al-Fayyuri moo ko bind rahimahullahu taala mais lu am solo la tamit téere boobu moom tamit nee na moom la moom maanaam ci la sukkandikoo bokk na ci yim sukkandikoo ye bi muy bind xasida bi ak taaliq yi mu ci def ngir baat yi wuute yi ñu wuute wa asaasul balaaxa ak téere bu ñuy wax asaasul balaaxa boobu moom imam az-Zamakhshari moo ko bind Abul Qasim az-Zamakhshari maanaam borom tafsir bu siiw bi ak yu mel noonu maanaam moom moo ko bind tamit mu nekk téere boo xamante ne ci wàllu balaaxa ak yooyu maanaam téere bu référence la ci bu fondamental la ci moom moo ko bind mun a wa ghayri zalik ak yeneen yu dul yooyu min kutubi tafsir ci ay téere yi tafsir dellu naa tamit ci ay yeneen téere yi tafsir yoo xamante ne parce que yii nii duñ téere yi tafsir mais am nay téere tafsir yoo xam tamit dellu naa ci ngir mën a génnee baat yooyu noonu maanaam day gis kon bi muy bind xasida bi am na tamit objectif yu mu ci amaale ginnaaw bi nga xamante ne maanaam ginnaaw li ci nekk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci yiñ ci wax yépp ci wàll yi mu dugg ci biir yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais ak wàll yi nga xamante ne daf ci traité waale maanaam daf ci waxtaanee waale loo xamante ne day aju ci maanaam ay xam-xam yoo xamante ne da ci yee nit ñi di ci ko ci leeral te xaqiiqatan yi mu ci tudd nii yëpp ci xasida bi boo ci duggee di nga comprendre que ni yelloo na képp koo xam ne day sàkku xam-xam maanaam buñ génnee rek sax caractère soobu ci yoonu yàlla bi mu ciy duggaale boo ci génnee caractère le fait que muy feesal sa xol ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga génnee ci xam bi mu lay xamal yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenn jaar-jaar ak kéemtaan yi mu nekkee woon ak maanaam ni nga xamante ne noonu la nekkee ku spécifique ku spécial maanaam ak yeneen yëpp di nga gis ne xasida bi day delluwaat xaqiiqatan ci yenente bi ci sallallahu alayhi wasallam mais ci njàngale bu mag bi te loolu yëpp day delluwaat ci yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñii ñëpp maanaam parce que dañu topp yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu bind téere yi ñu bind ñu am xam-xam yi ñu am donte imam az-Zamakhshari rahimahullah maanaam ci Mu'tazila yi la bokk ci wàllu pas-pas mais téere tafsir mi maanaam dafa nekk yoo xamante ne mooy al-Kashaf tafsiru Kashaf maanaam téere la boo xam ne borom xam ne dañ ciy dellu daal di man ngir balaaxa yi am solo yi mu ci indi yu mel noonu ak téereem bii di asaasul balaaxa maanaam donte ci côté pas-pas maanaam dafa am loo xamante ne mu def na ko cee jamee loolu tamit day wane ne maanaam li nga xam ne moom mooy objectif bi nga xam ne moom nga war a am tamit maanaam du daa iman di lu ñutu pas-pasu gaa yi ndax baax na wala baaxul après ngay doog a jël xam-xam bi déedéet xam-xam moom fu mu mën a nekk rek da nga koy jël beneen mbir mi di leeral mooy géeju giw Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu géeju parce que téere yi nii mu wax yëpp néewaan na ku mu daje ci moom voilà néewaan na ku mu daje ci moom maanaam koo xam ne ne serait-ce que da koy am maanaam teg ko ne serait-ce que loolu te bu ñu xoolee voilà maanaam waxuma la sax di ko ubbi de mais rek am ko rek teg nii maanaam te loolu day tegtale
géeju gi mu géeju ak fonk gi mu fokkoon xam-xam maanaam ak cër bi nga xam ne moom la ko ci yàlla defal te bu ñu xoolee ci fànn yu bari tamit da ngay gis ne bind na ci te beneen mbir bi muy wane tamit mais vraiment lu extraordinaire te lu rare ci boroom xam-xam ko en tout cas surtout jamono yu mujj yi mooy maandute gu mag gi mu ci àndal ci ne wax dëgg yàlla parce que mënoon na bind xasida bi noonu rek après mu def tori après mu bàyyi noonu mais dafa ne yii yëpp ay baat la yoo xam ne soo ko bëggee di gisaat mais dellul ci téere yii di nga ko ci gis comme ni mu def xilaas zahab bi mu koy bind tamit dafa ne cosaan bi mooy Mawaahibul Ladunniya bu Imaam al-Qastallaani mi ngi nii sharh bi ci Imaam az-Zarqaani def moom tamit sukkandikoo naa ci bu baax pour teg xasida bi maanaam bi après nag jël naa yeneeni kàddu yeneeni xam-xam yeneeni wax yoo xamante ne ci yeneeni lu demee nekk Shifaa wal Qaadiyya lu demee nekk téere bi nga xamante ne moom mooy bu imaam Abul Hasan Ali al-Halabi bi nga xamante ne moom mooy siiratul Halabiyya ak yeneen yu dul yooyu ba pare ci wàllu làkk sukkandikoo naa ci lisaanul arab bu al-Imam Manzuur ak taajul aruus ak al-qaamus ak taajul aruus et cetera maanaam nga gis ni dafa am lu ñuy tudde maanaam lu ñuy wax traçabilité ci domaine voilà maanaam exactement nga xam ne lépp day indiwaat wax ji ba mu leer maanaam du nekk koo xamante ne day nëbb nit ñi xam-xam bi ne leen man maa ko am kaay leen rek ci man non moom du doxale noonu te loolu noonu dafa extraordinaire te day wane effectivement ne bu waxee ne moom jaam la bu doyadi bu maanaam dëgg-dëgg da koo gëm maanaam bu waxee loolu maanaam daf vraiment da koo gëm quoi du loo xamante ne comme léegi li xew man xam nga rek man xam nga tekki ma dara jaam rek laa nangam ku kii fekk yoo ndekete yu maanaam non nga xam ne bu ñu la testé ci côté boobu rek ñu laal sa ego très rapidement moom melut noonu te justement loolu tamit message bi yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam parce que sinon comme li sérieusement si jamil di wax naan la guerre des égos maanaam loolu mooy am maanaam guerre égo yi te jamono ji daanaka loolu rek la fees mooy égo yi ñooy xeex seen biir ku nekk di wane ne non yow da nga maa bëgg a suul foog ma fël mais moom da ngay gis ne moom vraiment wóotewoowul dara kiiwul dara dafa rek leeral ne mbir mi nii la demee te dama ko def vraiment pour yéen ngeen jariñu pour nit ñi jariñoo ak yooyu yàlla na ko yàlla fay ngeen jëfee te moo tax yelloo na dëgg-dëgg vraiment maanaam ñu di ko delloo njukkal boobu ko maanaam dafa nekk loo xam ne vraiment dafa yelloo parce que dafa raar ci boroom xam en tant que boroom xam-xam kuy doxalee noonu comme moom maanaam ak it léeg-léeg nga gis par exemple Ifhaam Munkirul Jaani wala Kifaayatur Raaghibin mu ngay gis muy toxal su toxalee ba pare léeg-léeg mu wax ne lii nag nii laa ko fekkee ci téere bi wóoruma nag ndax nangam wala nangam maanaam nga gis waxin boobu ak moom niveau bi mu toll non seulement ci xam-xamu zaahir bi mais ci baatin tamit ni mu toll mais muy waxee noonu wax dëgg yàlla royukaay la maanaam te yelloo na nag nit ñi di am royukaay yu mel noonu di delluwaat tout le temps daa iman ci état d'esprit bi nga xamante ne moom la am maanaam bañ cee am lenn loo xam ne dañ ko ci falsifié parce que suñ ko defee maanaam dañ koy trahir te loolu yelloowul mu ne intaxaa foofu la yam léegi nag mu tàmbali xasida bi 120 bayit la mu ne alaa yaa daadu way xaki nabbi ini bi zikril baani tahtaanul uyuuni alaa moo yaa daadu yow daadoo maanaam alaa fii tekkiwul waawee wala yóbboo ma yëgal la maanaam dafa am ci maanaay alaa mooy istifhamiya fii bii boobu la waaw moo yow daadoo parce que en fait dafa jël boppam
xar ko te li mu def nii loolu xasal la tudd maanaam mooy comme di cokkasante ak jigéen ñi di cokkasante ak ñoom changement si radiyallahu ta'ala anhu maanaam ku ko xam ne xolam moom ak xelam yàlla moo ci nekk ak yent bi sa ak Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu soo gisee muy doxale nii dafa am ñaari mbir yoo xam te ne da ci génnee bu njëkk bi mooy xam-xamam ni mu yaatoo ci lu nekk ñaareelu mbir bi ci génne parce que boo gisee ni muy waxee daadoo après di nga seetlu ne maanaam xam-xamam xóot na lool ci wàllu diggante bi ñu mën a am ak daadoo xam-xamam xóot na ci lool ba pare surtout maîtriser na bu baax a baax côté social bi maanaam science sociale yi mais ñaareel bi ci des mooy ne soo xoolee ni muy waxee dafa am lu mu la bëgg a jàngal maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que boo xoolee après daf naan ma daana baxraka min ko dóore fa saafin salsalin baxrul amini maanaam bu pare ci daadoo loolu lay wax fekk mi ngi sax na sa géej gi moom nëx rek ci la ne day nëx kese kaay ma won la géeju koo xamante ne moom nëxul lan la def dafa sell ba pare neexa naan mooy géeju yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam lan la mooy dalay wan relation bi nga mën a am ak maanaam koo bëgg xale bu jigéen boo bëgg nga topp ci ginnaawam mu ne nga teg ko toog nga jooy fanaan nga dégg nga ànd ak ragg commencé sew ragg jeex takk kenn xamutoo ci loo ne sa àdduna bi yëpp commencé yàqu parce que ndaw si nga bëgg te moom faale wula muy yàq maanaam mu lay gaañ di la yàqal lu ne nga topp ci sa àdduna bi yëpp amutoo leneen looy def maanaam mënutoo nelaw doo def dara maanaam mu comprendre loo na bëgg gi nga mën a bëgg xale bu jigéen boobu maanaam ba nga comprendre lan mooy bëgg maanaam parce que bëgg nan lay mel dëgg-dëgg quoi mu doog laa xëcc nag ci la wan la ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam nag moo gën a jar a bëgg maanaam loolu xikma la ci mbir mi moo tax bokk na ci njariñ yi nekk ci borom subhaanahu wa ta'ala établir bi mu établir relation boobu bi mu naan wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma mbëggeel googu ak yërmande googu di am seen diggante yéen way dencante yi loolu daf ci bokk maanaam ñu xam ne comme kii laa mën a bëggee nii mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nan laa ko war a bëgge yàlla nan laa ko war a bëgge comme ni wax walladina amanu ashaddu hubban lillah ñi gëm yàlla te dëggu ñooñu ni ñu bëggee yàlla moo gën a tar encore mu ne kon waa yow daado parce que daado maanaam daadu maanaam kon ñun wolof yi mën nañ ne rek daado ndax moo yow daado woy xakka ngal la yow maanaam parce que mooy koo yërëm nga koy wax ay waay maa la yërëm mooy parce que dafa toog di jooy daado tamit daa nekk di jooy toog te moom daado rek la bëgg mu ñëw fekk daado toog di jooy te daado faaleetu ko waaye nab bi ii nii teg maa xabaare teg maa wax xamal ma wala soloo ma nab bi ii nii soloo ma bi zikril baani maanaam bi maanaam abi zikril baani la maanaam hamza bi dañ koo xasaf maanaam hamzatul istifham bi maanaam ndax ci fàttaliku gi ngay fàttaliku albaan maanaam garab la gu nuroog jar ami fleur te ñu xam ko diggante Basra maanaam wetu Basra maanaam ak Makka Hijaaz bi ñu xam ko fa lool mu nekk garab goo xam ne saa yu ñu ko waxee kuñ fu ñu ko waxee rek xam nañ ko mooy kon place boobu comme la gaa maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum boo xoolee place boobu foofu la njëkk investir côté maanaam zone géographique boobu moo tax muy junj ne maanaam bëgguma wax ak daado sax mais nag naa wax daado rek bu ko defee ki di jàng te xasida bi xam ne parce que xasal tamit looloo ko tax a jóg maanaam mooy da ngay tudd benn mbir comme alal maanaam saw fas wala sa tool wala jigéen joo bëgg wala affaire àdduna bam maanaam wala yu mel noonu wala ña nga daan àndal di naan sàngara te mu neexoon lool maanaam wala di jouer wala yooyu
mais après ba nit ñi yaakaar ne yow kat yow moom vraiment affaire bi sonal na la nga daal di fay bàyyi loolu yëpp ñu ko fa ñukk daal di dellu daal di noo man nag loolu tax mu woon jóg de kii may tagg moom a taxoon a jóg kon ci tudd maanaam albaan googu taxtaanu ci lay dotteekoo al uyunu bët yi maanaam yow sa bët yi rangoon yi jooy yu metti yi ngay jooy lan moo ko war a ba daa fekk daadu toog di jooy maanaam loolu ci xayaalam la am ci xelam la ko nekk afi baynin moo ndax ci dog la nekk xibaaluki sa buum yi xam nga dog mooy lan maanaam baynu maanaam mooy dafa dog xibaaluki sa buumi cofeel yi am wala boog bi baynin mi ngi ci jokk maanaam baynu bu njëkk bi maanaam li ñu doon wax ci istiraak yi mu ci def baynu bu njëkk bi li muy tekki moom mooy lan mooy dog beneen baynu bi moom mooy lan mooy jokkaloo maanaam moom mooy waaw ndax bëgg gi ma la bëgg ma bëggoon ñun suñu bëggante googa moom mooy continuer di am wala boog lañ jàppatuñu léegi loolu jeex na wala affaire bi dafa voilà nu mu demee noonu ba léegi li wala boog ci dogug li ushaaqi ñeel ñi nga xam ne dangaa xër ak cofeel ci ñoom bi raamata te ñu nekk raamata maanaam raamata tamit aw dëkk la boo xamante ne maanaam dafa nekk ci àll ba diggante Makka ak Basra am na ñu ne nag diggante Makka ak Bahrayn waaye li gën a siiw mooy diggante Makka ak Basra la nekk mooy raamata mu ne ko waaye xabiir yi nii waay gaawee xabaar ma waay wax ma waay lu tax ngay jooy ndax man maa war a tax wala boog dafa am ñeneen ñoo bëggoon maanaam sama ay jamaale maanaam mooy nga bëgg benn jigéen am ndaw soo bëgg ko lool mais am ñeneen ñuy dox ci wet ñu nekk ci wet gi ñoom it fekk moom ñooñu la bëgg maanaam moom ñooñu la bëgg yow na nga bëgg ko moom te loolu moo gën a métti ci relation maanaam mooy yow kii nga bëgg moom bëggu la keneen la bëgg ngay daw ci ginnaaw moom muy daw ci ginnaaw keneen maanaam est-ce que affaire bi noonu la demee waaye gaawal xabaare ma waay maanaam mooy daa bëgg a teel a xam mbir mi nu mu demee mu ne ko waaw kon nag xoolal sa jooy yu metti yi yow kese nga toog di jooy rek du ko def man nag maanaam bëgg gi mën a bëgg sax day war a tax ba ban sama damay bokk ak yow di jooy xiif yi taxawal nab kii ñu jooy al ahibata maanaam soppe ya kay bu ko defee nu daaw yi ñu faj danan ak songoon feebar la boo xam mooy feebaru ràgg maanaam mooy booy xalaat dara bëri ay problème anorexie yaakaar naa la tudd mooy feebar boobu nga xamante ne boo bu la dalee da ngay sew rek di ràgg rek di jeex maanaam moom nag xalaat gi muy xalaat daado bëgg gi mu ko bëgg moom moo ko waral ak jooyee daado nag moom bëgg gëm bëgg ñeneen moo koy tax a ràgg moom it soo noonu boo xam ne fii naa daa nekk ci ñun bi idira ngir daw ashuun yi rangooñ yi dooteeku maanaam rangooñ yi nga xamante ne dañuy jaar shuun moom mooy gis nga bët wàll yi féete bakkan bi ci bët am na benn lu xonk lu fa ne nga xam ne rangooñ yi suy wadd wàllu googu lay waddee xam nga rangooñ di waddee fu nekk wàllu googu lay waddee waaw loolu nag mooy shuun maanaam mooy daw gi kon rangooñ yi di daw foofu di wadd rek di dotteeku tuut ngay jooy rek mu ne bu ko defee sax ñu mën a faj suñu feebar suñu ràgg googu ñu nekkee parce que fi mu toll ñun jeex lañ tàkk ngir di xalaat rek ci ñu bëgg man maa ngi lay xalaat ñu leen di xalaat ñeneen ilaama waa jëm ca pakañ maanaam ilaama bi xam nga ilaa normalement alif bi ñu koy bindee mooy bi nuroog yaa mooy mamduuda bii nag ilaa bi fii nag maanaam ngir lëkkaloo gi ak bëri luñ koy def moom moo tax ñu koy tuddee noonu comme par exemple buñ naan am maakaanu yaxmaluuna maanaam da ngay gis am maakaanu maanaam dañ koy bindee ani ay ak miim bi ñu def ko ñu sadda ko wala boog comme am ma yatasaaluuna maanaam nga xam ne dañ koy alors que an la ak maa fii tamit ilaa maa moo tax ñu koy bindee noonu maanaam jëm ca lan
jëm ca kañ ba kañ bokk yow tàttali na ngay gàttañlu bi maanaam ngay do ngay wàññi au moins nga wàññi quoi bi kay yi xal bi ci di ñaas sama xol parce que saa su nekk yaa ngi ñaas sama xol rek bi naareel xob bi ci tàkk-tàkk cofeel tey yan ak ñaas goo xam ne xayrahu ni du gug doye bi maanaam ñaas gu metti nga nekk di ñaas sama xol bi kañ ba kañ ngay bàyyi di ñaas sama xol baa ngi yaa ngi koy ñaas rek ci ba pare ci tàngooru cofeel nga koy ñaase tàngooru mbëggeel ba pare taayir yi na yow nag dangaa abal sax alhawa cofeel parce que boo xoolee alhawa baat la ci baatu mbëggeel mais bii mooy bi nga xamante ne maanaam mooy comme ndax mi ngi jóge ci hawiya bi tekki màbb maanaam mooy chute libre sama xol bi day def benn day chavirer di wàcc maanaam mënta téye boppam mënuma koo téye mun ma def dara ngir mbëggeel gu tar googu léegi nag yow nga jël mbëggeel googu nga abal ko fii kulli yawmin ci bis bu jot nga di ko abal mu dal ab gobar mooy paaka boo xamante ne nga mooy paaka wi boucher yi yor ngir dagg affaire yu mag yi mu ne paaka boobu yow gobar googu nga aal nga ne ma tafli muy dog alfu aada xol bi maanaam sama xol ma alwati ni ànd ak buum gi nga xam ne moom moo lëkkaloog rees bi maanaam buumu xol gi nga xamante ne moo rees bi ñoo lëkkaloo te mu yéeg ba ci kaw mooy watin moom nga jàpp di ko moom nga aal nga jël mbëggeel googu nga xamante ne maam di ko jox paaka boobu tout le temps muy dog sama xol te xam ngeen ni buum googu saa yu daggee da ngay dee mais moom ci dagg ko tout le temps nga abal ko nag mu ànd ak soxor lool di dagg rek maanaam sentiment bi muy décrire digg mooy sentiment wu ki am bëgg lool ba am ku mu bëgg lool te kooku bëgg ko mi ngi xool ñeneen maanaam sentiment boobu noonu maanaam moom lay décrire te dafa leer maanaam c'est-à-dire que c'est comme si day décrire loo xam ne nit ki mën na koo yëg te du ko mën a exprimer maanaam le fait que moom mu arrivé mën na teg ay mots ci mbir mi loolu mooy wane maîtrise bi mu am ci kii psychologie quoi maanaam science psychologique yi mooy am mën na foofu si am dafa psychologie psychiatrie yi yooyu noonu mu ne waaye daa waaye tee ngaa bàyyi am ci wëllif la ak taxannuja benki ñenke yi zaata dal liñ di boroomu njéegeet maanaam parce que jigéen ñi léeg-léeg dañuy bëri benke ñenke yu ñuy def mais benke ñenke yi nag du yëpp ñoo bon am na benke ñenke yoo xam ne dañ koy def rek ngir ñaar maanaam ngir wane ne maanaam ngir seen jëkkër gën leen a bëgg ah wala ñu di ko def maanaam ngir jaay voilà maanaam attirer seen bopp ci seen jëkkër maanaam di wane ne ñoom yombewuñ noonu ñaareel bi ci des mooy benke ñenke boo xamante ne dañ koy def ngir wan ñeneen attention kii sama jëkkër la bu fi benn jigéen taxawaat maanaam boobu tamit dañuy def benn xeetu benke ñenke boobu yooyu baax nañ mais benke ñenke bi bon mooy benke ñenke bi nga xamante ne ah boobu moom dañ koy def rek maanaam ngir soof boobu baaxul wala boog di wane benke ñenke bi di wane ak njéeget maanaam mooy di jonge ak yu mel noonu parce que loolu la ñaar yooyu lay boole di benke ñenke goo xam ne day ànd ak jonge goo xamante ne dañ koy def pour lan pour yàq maanaam pour maanaam loolu maanaam ci jigéen du doy waar boo taseel mu mel noona mooy day yàq sa àdduna parce que doo ko takk ci loolu lay dëkk ak yow yàq sa àdduna nga topp ci ginnaawam tout le temps di daw moom sax mën ngaa def sa moom ci moom alal gépp gu nekk mu xëy suba teel ne la maye nañ ma moo tax bii ci benke ñenke googu ak njeegeen lu googu
yazdaadu ci lay yokk ci lay dolleekoo qalbi sama xol min futuunin ci ay fitna maanaam waaw xam naa kon dañuy am foofu maanaam jotaay bii di ñëw dinañu dellu si waat ci leeral maanaam wàllu googu maanaam wala bu ñu paree ci partie bi ñuy waxee ci ghazal bi incha allah dinañu parce que te introduction bi moo jël temps mais dinañu avancer bu baax incha allah ci yeneen jotaay yi di ñëw ñu yam foofu wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin